Bonsoir tout le monde nuyu nañ leen bu baax a baax fi ñu leen tàmmoo nuyoo fi nga xamante ne moo di seen chaîne préférée di Thiès Info tey nag dama leen a dalal bu baax a baax fi nga xamante ne moo di seen émission Thiès Bouge ma dalal ndaanaan doomi Thiès ki nga xamante ne moom la Thiès gi yëpp safoo doon ko tiitaroo saa su nekk rek mu ki nga xamante ne moo di Massané ma ne Massané nag seen xel dem ci groupe waa Flash mooy nii nag toog ak man du ma def rek lu dul di ko nuyu bàyyi ko mu nuyoo ko téléspectateurs yi Massané nuyu naa la. Fay nañu la di nuyu suñu mbokk internet yi. di leen wax ni daal kontaan nañu ci jàkkaarloog bi ñuy jàkkaarloog ñoom tey pour rek waxtaan. ay mi ngoog nag Massané mi nga xamante ni moo réeroo Thiès waaye mi ngi nii nag tooy nag mi ngi fii ci biir Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu toog fi nga xamante ni moo di ci biir Palais des Arts ndax bu ñu nee Palais des Arts nag coolu waaye ñoom waa Flash la waaye loolu tamit ba tey rek ci biir waxtaan bi la mais dinañ ci dikk léegi rek ci kanam incha allah Massané gars yi gëj nañ la gis gëj nañ la bégee Massané ci lan la nekkoon. Massané mi ngi woon di maanaam di gérer ay mbiram. ndax depuis un moment maa ngi nekk au niveau de la France. comme yàlla dafa def sama borom kër foofu la ne. donc maa ngi woon foofu ak sama njaboot. donc di gérer. terewuma aussi ma nekk aussi ci samay ay activités. mais donc li ma gëj a génn yëpp maa ngi mel moment maa ngi France. terewul aussi def naa ay aller-retour yu bari. bu ma ñëwee tamit di liggéey sama liggéey fii ni mu waree du tee aussi foofu tamit bu ma fa nekkee au niveau de l'Europe. ma nekk ci ay activités. donc Massané mën nañu wax daal mi ngi entre Europe ak Sénégal. Massané mi ngi entre Europe ak Sénégal waaye fële nga xamante ne mooy ca Europe bi nga nekk ndax yaa ngi yëngu ci li nga xamante ni moo di activité musicale. dinaa yëngu ndax ñun fépp fu ñu dem rek dañuy fay liggéey. ndax musique moom mooy suñu liggéey duñu ko mës a bàyyi bu ñu nekkee ci réew mi ñoo ngi ci bu ñu nekkee feneen aussi ñoo nga ca ndax mooy suñu liggéey. mais foofu musique bi foofu ak fii dafa nekk lu différent yan genre musique nga yëngu foofu au niveau de la France. bu ma nekkee au niveau de la France dinaay def ay collaboration yu bari ak yenn artistes yi te mun naa wax ni sax musique bi léegi gisuma ci trop différence bi ñuy xalaat ndax groupe bu nekk ak sa musique bi ngay def. artiste bu nekk ak sa musique bi ngay choisir di ko def. te Sénégal yàlla def na am nañ fi ay artistes yu am talent. surtout au niveau xale yi léegi dañu évoluer ci wàllu musique ci wàllu woy. donc mun naa wax ni en Afrique en général musique bi nekk tegu na benn xeetu tegu boo xamante ne. foo mënti nekk ci àdduna bi da ngay am lépp di dégg lépp. mais comme ni ma la ko waxee rek musique moom dafa nekk rek ku nekk ak sa voix ku nekk ak li ngay sa objectif ci musique. ku nekk ak sa comment dirais-je ku nekk ak li nga xam moom nga ci wut daal mooy li ma jot a wax je pense. ba nga xamante ni ku nekk daal ak sa yoon. waaw mais je pense que peut-être buy am tuuti différence xëy na Europe aussi mun nañu wax ni bari na ay festival. bari na ay festival yoo xam ne dina permettre artistes yu bari yu nekk foofu di yëngu. ñi nga xamante ni yàlla may na leen ñu am chance ñu am ay contacts au niveau de foofu di dem di def festival yi. je pense que à part les festivals yi ak tamit yeneen opportunités yi. ndax Europe dafa yaatu ci wàllu musique donc loolu la ñu mën a wax mais néanmoins fii gis naa ne aussi musiciens yi ñu ngi góorgóorlu artistes yi waykat yi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def seen voix ndax terewu leen bu ñu yàlla defee ñu am opportunité tukki ñu dem tukki wane seen musique di représenter dignement le pays
ba tey rek ñu daal di may des ci domaine boobu ndax fa nga nekk tamit yaa ngi doon gëstu li nga xamante ni moo di ci wàllu musique di ci def ay études ndax maa ngi dugg ci YouTube bi sax gis ngay def sur scène di nekk di def li nga xamante ni moo di côté opéra ban genre musique nga doon gëstu foofu au niveau de la France. boobu projet opéra bi. dafa nekkoon projet bu xaw a yàgg tuuti sax. ñoom dañu ko indiwaat ñu initier boobu projet. Le grand musicien artiste nga xamante ne bokk na ci ñi waa Flash fan woon muy Wasis Diop. moom la ak ñeneen ñoom ñoo liggéey pièce boobu donc pièce opéra bi mi ngi tudd Bintu Wéré mu nekk pièce boo xamante ne dañ ko indiwaat muy wax ci mbirum migrants yi nekk thème boo xamante ni dafa actuel trop yàgg na nag mbirum migrants yi yàgg na am mais bu ngeen gisee ci at yi dernières années yi dafa nekk loo xamante ne dafa gën a fés ndax xale yi ni ñuy jëlee gaal yi di dem vraiment dafa gën a fés donc ñoom ñu indiwaat thème bi pour yeete pour gën a vraiment wax li nga xamante ne wax ak jeunesse africaine bi te bu loolu amee dañ ma ci jël ñu jël beneen daanaan bu mag muy Carlou D jël beneen daanaan bu mag xëy na nit ñi ñu gën nañ ko mooy xam par rapport ak Carlou D ak ñeneen muy Yves Thiam ak ñeneen yeneen artistes ak man ak yeneen xale yoo xamante ne ñi ngi jóge un peu partout en Afrique yeneen talent boole ci ay migrants ñu boole ñu ñëpp def pièce bi ñu ngi ko defee opéra bu Palerme donc ñu indiwaat ko ci jamono ji nga xamante ne phénomène migrant bi dafa gën a fés pour gën a yeete jeunesse bi gën a wax ak la jeunesse ci li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ni moom la ñu xalaat ni gën na yanu maanaa mooy ñu jéem a toog ci dëkk bi jéem a liggéey dëkk bi xam ne xëy na bu fekkee ne du neex a dégg ak du lu yomb nuruwul lu yomb mais dañuy ngi jéem a ci pièce bi di wax ay solution yoo xamante ni buñ ci waxtaanee ak jeunesse bi je pense que ñun nañu liggéey suñu réew liggéey Afrique pour mu gën a jëm kanam ndax Afrique ñàkkul dara. ndax Afrique ñàkkul dara mais lu tax Massané deful li nga xamante mooy genre génne clip envoyé Sénégalais yi xam ne Massané mi ngi yëngu bu baax au niveau de la France foofu nga xamante ci wàllu musique sénégalaise. parce que du lenn la parce que man benn moment dama nekkoon en stand-by. may nekk di ñëw petit à petit. ndax dama jëloon recul pour gérer sama famille. ndax aussi c'est quelque chose qui était important ci sama vie. am temps m'occuper de ma famille un peu. et pour pouvoir nag xool nan lay revenir donc depuis un moment maa ngi nekk ci revenir petit à petit sur la scène. ma nekk di ko liggéey. comme li nga wax noonu yëpp clip yeeg ak yeneen yi yëpp incha allah dina ñëw ndax déjà commencé nañu bu fekkee ni dañuy def ay prestations en Europe commencé naa ko comme ni ma wax di collaborer ak ñeneen en plus voilà di préparer suñu retour sur la scène musicale sénégalaise. waaw ndax ñi nga xamante ni daal yàgg nañu suivre. bari nañu macha allah ñu ngi leen di wax ni daal maax bàyyiwul benn yoon. day doon mi ngi préparé pour ñëw. maa mi ngi préparé pour ñëw waaye tamit dañuy ñibbisiwaat fii nga xamante ni moo di Sénégal. est-ce que mën nañu attendre le retour du groupe waa Flash. waaw mën nañ ko attendre ndax tey jii ñi ngi ñëw ci li nga xamante ni mooy 10 ans Palais des Arts bi nga xamante ni waa Flash ñoo ko mettoon sur pied fii à Thiès tey ñu fas yéene retrouver waat pour fêter les 10 ans defaale mémorial Buzz bi nga xamante ni moom la moo bokkoon ci ñun tey mu dëdduñu loolu yëpp day wane ni waa Flash saa yu ko yàlla soobee ak ñun buñ ko ni dañuy bokk na ci suñuy bëgg-bëgg ak tamit ndimbalu yàlla bëgg nañu di
def lu mel noonu di ñëwaat di retrouver wu di ñëwaat pour les fans pour la musique. Parce que groupe waa Flash dafa nekkoon fii ci biir Thiès groupe boo xamante ni ñëpp a leen safoo woon. ñëpp daan bàyyeekoo fu nekk daan fekkee seen i ay événement ngeen daan bëggal nit ñi ci rajo yi ñëpp daan déglu Massané groupe waa Flash ci télévision yi tamit Massané groupe waa Flash ngeen amoon benn ampleur boo xamante ni ñëpp ci doon gis seen bopp képp kuy Thiessois rek yaa ngi ci doon fier ci loolu mais ñu jég saa rek groupe bi disparaître comme ça comme si que groupe bi dafa tas wala exister tout lan moo waraloon loolu. xam nga groupe boo gis ci àdduna dina am benn période boo xamante ne dañuy comme nañ leen koy wax benn moment boo xamante ne dañuy jël distance gis nañ ko ci yeneen groupe yi nga xamante ni ñoo ñu fi jiitu ndax boo jëlee ay exemple groupe yu mag a mag ci àdduna bi benn moment am na loolu seen bi ndax au bout de plus de 30 ans sax laay mën a wax dina am benn moment les gens ils veulent peut-être dund leneen ndax je pense que comme ni nga ko waxee avec beaucoup de modestie prouvé nañ lu bari sur le plan musical fii au Sénégal et un peu partout aussi dans le monde ndax dem nañ fu nekk représenter fa le Sénégal ñu nekk di dund ensemble di partager lu bari vraiment ñu dund boo xamante ne une très belle histoire et moi je pense que au bout de plus de 20 ans plus de 30 ans il y a des gens dañuy xëy na benn moment dañuy bëgg peut-être dund leneen ci seen vie aspirer leneen ci seen vie mu nekk loo xam ne droit ku nekk la mën na nekk te loolu je pense que ku nekk war na ko mañ xalaat ni ku nekk war na ko mën a comprendre ndax bu ngeen nekkee au bout de 30 ans dina am ñoo xamante ne xëy na dina bëggoon def dund leneen ci seen vie loo xam ne tant que peut-être moment boobu ñu ngi ci du leen ko permettre te xëy na mu nekk loo xamante ne lu gën ci ñoom la ñu choisir dañuy jéem a xool leneen te loolu bu amee je pense que war nañ ko mën comprendre te bu loolu amee du tee li ñu fi jot a taxawal liggéey loolu nekk na lu dëgër loo xamante ne loolu tasul groupe waa Flash ndax tey boo gisee ñu revenir ci Mémorial Buzz bi revenir ñu ne 10 ans Palais des Arts ku nekk nag fas yéene bàyyi lépp loon den def ñu ñëw loolu mooy wane ni la base elle est toujours là la base elle est toujours là te incha allah ni ñu ñëwee tey ci Mémorial Buzz bi noonu la ñu mënaate ñëwaat waa Flash retrouvé wu di def yeneen projet génne album def ay tournée te bokk na ci li nga xamante ni projet waa Flash groupe waa Flash innové lu mel ni salle Palais des Arts bàyyi ko fi c'est comme si que ñoom lii rek lañ amoon ci seen carrière def li nga xamante ne mooy benn salle waa Thiès di leen ko xoolee nga xam ne boo nee Palais des Arts rek sa groupe ci waa Flash la ñuy dem ndax jeunes yaa ngi fi di ci def ñoom tamit ñëw fii di wane seen talent ñoom tamit nit ñi di bàyyeekoo fu ne ñëw fii di leen seetaan Palais des Arts amoon benn ampleur ci biir Thiès mais bi le fait que ngay dem voyage di dem ak ñëw gis ay fekk fi ay concurrents rabasewul tuuti li nga xamante ne moo di salle bi di Palais des Arts. xam nga loolu man gisuma ni rabaissé na Palais des Arts ndax tamit Thiès mérité na am plusieurs endroits bien sûr te loolu évolution la ci dëkk bi ñun dafa mel na rek dañu initier benn affaire teg benn affaire bu wane ni lu mën a nekk la ndax je pense que tey ñi dem ba xalaat ubbi lu mel ne Palais des Arts à côté parce que dañu gis Palais des Arts daanaka ah bon kon lii war na mën a nekk ñoom it ñu nekk ca te loolu tamit lu baax la ci dëkk bi ma xalaat ni bu loolu amee ku nekk rek ak mi ngay doxale say mbir tey dina permettre Thiessois yi am choix bu ñu bëggee dem fenn dem fii dem fa c'est une très bonne chose au contraire man gisuma ni lenn loo xamante ni dafa rabaisser Palais des Arts ndax au contraire ndax fu ñu waxee beneen milieu ci Thiès rek dañuy def allusion ci Palais des Arts mu nekk lu ñu wax ni comme nan laa ko mën a waxee mu nekk kër goo xamante ni jiitu na ci lu wàllu mel noonu tey tax na may na ñeneen fit may na ñeneen doole pour ñu mën a ubbi lu mel ni Palais des Arts c'est une bonne chose pour la ville de Thiès à mon avis.
c'est une bonne chose. Palais des Arts tey am 10 ans. ngeen jël ki nga xamante ne moo di seen benn naataango Beuz. jël mémorial tuddee ko li nga xamante ne moo di anniversaire bi. Beuz lan la représenté woon ci groupe waa Flash. Beuz moo doon manager bi. Beuz dañoo partagé lépp. Beuz mooy man maay moom. Beuz mooy Toto. Toto mooy Beuz. Beuz mooy Kulu mooy Beuz. waaye ainsi de suite ainsi de suite. li mu représenté mooy ñu ñëpp benn la ñu woon dañoo bokk lu bari. ba pare mu nekk biir Thiès non seulement pas di liggéey ci groupe mais di liggéeyal yeneen artistes fii. ndax Beuz taxaw na jàppale xale yu ndaw yu bari yu soog a jóg jàppale leen ci seen carrière. tey Palais des Arts mun naa wax ni benn moment il fut le manager du Palais des Arts. te bu loolu amee programmation yu bari moom moo ko doon def ci groupe yi ñëw. tey talent yi ñu gis yëpp tey xale yi nga gis tey ñuy produire Palais des Arts Beuz bokk na ci ñi nga xamante ne moo leen détecté. mu bokk na ci ñi nga xamante ne moo leen di yaatal moo leen dalal fii ci Palais des Arts jox leen maanaam ci moment bi muy manager jox leen chance. pour que nit ñi gis leen xam leen. mooy talent yi ngeen gis tey yëpp tey bu ñu tëggee Palais des Arts ñu feeñ mu fees loolu yëpp dañ leen a tette fii ci Palais des Arts jox leen seen chance parce que Palais des Arts loolu moo ko tax a jóg bu nee Palais des Arts rek dafa ëmb lu bari. man mun naa wax ni sax tey Palais des Arts waa Flash taxawal na ko mais c'est comme si ñeneen ñi la fi gën a la gën a tax voilà vraiment parce que mais loolu sant yàlla la moom mooy suñu doon objectif fexe Thiès am endroit boo xamante ni dinañu doon permettre ñuy jouer di jouer ñi nga xam ne yàgg nañu suivre le public mais aussi permettre yeneen talent yi dëkk ci dëkk bi ak yi dëkk feneen ñëw di fi produire pour que Thiès am benn affaire bu mel ni benn structure boo xam parce que c'est une ville vraiment très riche culturellement mais c'est quelque chose boo xam dafa manqué woon ci dëkk bi ñun suñu objectif moo doon lii tey Palais des Arts mun a fexe ba siiwal ay talent yu bari. donc te Beuz ci wàllu woowu dox na ci lu bari liggéey na ci lu bari kon tey dañ ko war a delloo njukkal. kon nag tey da ngeen ko war a delloo njukkal te moom la ñuy delloo njukkal li nga xamante ne moo di 10 ans Palais des Arts du 14 au 22 décembre. boo jugee extérieur ñëw Sénégal nga ñëw fi nga xamante ni moo di Palais des Arts di seetaan ay prestations ci jeune talent wu Thiès waaye loolu lan lay def ci yow. fier beaucoup. waaw fier trop ci li nga xamante ni moom la ñu def fii ci dëkk bi muy Palais des Arts. et puis kontaan le fait que tey ay talent ñi ngi mun a exprimer wu. wane seen bopp wane ci talent Thiès yi nga xam ni ngi fi. loolu daal fierté rek laa ci am. ak mbégte kontaante. loolu bokk na ci li nga xamante ni day gën a évoluer le paysage musical bi. te ça nous rend très fiers ñu tey ñu bokk ci ñi nga xamante ni may nañu yenn xale yi mun a ñëw di évoluer à ce point. tey naka nga gisee jeune talent yi nekk ci biir Thiès. bari talent rek. bari talent. macha allah xale yi mën nañu woy te évoluer nañu lu bari. te loolu sant yàlla la ndax. lu baax la ci ñoom tant mieux pour eux le fait que tey ñu ngi liggéey di tout le temps di gën a wane seen talent moi je trouve que loolu yëpp ci évolution musique bi la dama leen di encourager di leen wax ñu continuer de liggéey ndax affaire bi liggéey la di souhaiter ñëpp bonne carrière ndax Sénégal dafa soxla loolu saxla na tey talent bu génn rek mu représenter le pays dignement donc lu ñu leen di ñaax rek mooy ñu continuer di liggéey comme ni ñu koy ñaaxe suñu bopp ndax ñun ba léegi ñun dañuy liggéey ndax liggéey bi moom ñëpp a ci bokk yem ñëpp a ci bokk yem donc li ñuy wax suñu bopp rek lañ leen di wax ne on est très fiers d'eux. On est très fiers d'eux mais programme mu 10 ans Palais des Arts yi naka lay tëddee. programme bi nag moom dina riche ndax invité nañu suñu ay moroomu ndaanaan yu bari suñu xaritu artistes yu bari ñu ñëw ndaanaan yu bari dinañ ñëw teew. programme bi ku mel ne groupe Tafeka dina teew artistes Thiès yi dinañ teew ñi nga xamante ni ñooy produire ci Palais des Arts tous les jours dinañ teew
dinañu le grand xalam 2 nga xamante ne mooy groupe bi nga xam moom la waa Flash Fawom bokk ci ñi nga xam bokk nañu ñu may ñu doole ci musique dinañ ñëw mu nekk une fierté di leen accueilliraat fii ci Palais des Arts vraiment programme bi bu ñu fi nekkee di wax sax duñ fi jóge ndax liñ ci namm daal bari na kon daal li ñuy wax daal mooy na ko ñëpp pare ñëw rek teew ñu ànd ak ñoom def nañ daan def comme d'habitude. mi ngoog nag xam naa ne tamit namoon ngeen ko waaye moom tamit namm na leen ndax xam naa ne seen jàkkaarloo ak sa public ci 10 ans yi du yomb. non du yomb ndax nag dañoo ñëw nag fas yéene rek nag rek daal defante lu baax nag primo defante lu baax da ciy baax defante lu baax ndax la waa Thiès lu baax rek la ñu xam waaw lu baax rek la ñu xam te Palais des Arts bi seen Palais des Arts la ñun ñoo faral comme ni ñu koy waxee booleeg ñi nga xamante ni ñu ngi nar a jóge un peu partout am na ñoo xam ñi ngi jóge Paris waa Paris ngi wàcc waa New York a ngi wàcc gaa yaa ngi wàcc ñëpp gaa yaa ngi koy pare ñi dagg nañu seen billet ba ñëw ma xalaat ni kon du war a yomb ndax bu ñoo fekk si waa Thiès waa Ndakaaru wàcc waa Kaolack wàcc Sénégal gi yëpp daal laa wax wàcc affaire bi du nar a yomb kon daal affaire bi daal dafa nar a grave moom la daal di bàyyi rek daal di tàggatoo waa di wax ñëpp rek di kontaan di bëgg ci ñëpp di leen wax ni rendez-vous bi mi ngi noonu c'est du 14 au 22 décembre fii ci Palais des Arts Palais des Arts moo woote pour fêter ses 10 ans ñu ngi ciy xaar ñëpp ndaanaan yëpp dinañ teew nekk na loo xamante naal bëgg nañu ñëpp teewe ko ndax ñun daal pare nañu pour delloo buum ca boy ga ba pare yokkaat ci leneen ak leneen mu nar a neex daal ñu ngi woo ñëpp incha allah te nag ça va durer pour tout le mois de décembre ndax nag dafa tombeek mois de décembre programme bu Palais des Arts nekk programme boo xamante ne vraiment chaque jour ku ñëw ci Palais des Arts di nga gis lu différent ak li nga gisoon démb kon mu nekk un moment très riche fii ci Palais des Arts ñu ngi leen di gërëm yéen tamit waa Thiès Info di liggéey bu am solo fii ci dëkk bi vraiment artistes yi namatuñu dara ndax yéen relayer information bi ñu ngi leen di gërëm ci le fait que ngeen ñëw fii tey ci kër gi fas yéene ànd ak 10 ans Palais des Arts yi ànd ceeg waa Flash yëpp ànd ceeg waa Thiès yëpp donc ñu ngi leen di gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen di def kontaan nañu ci yéen bu baax ñu ngi leen di xaar gaay yi du yomb mi nga wax ñu ngi leen di xaar gars yi du yomb Massané doomu Thiès moo woote ak groupe am waa Flash Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar woote bàngook nee naa la bu ko kenn wute sëgam waa États-Unis waa France waa ñëppay wàcc si ñëw ngir 10 ans wu Palais des Arts Mémorial Buzz kon nag yéen ñi ngay xamante ne yéen la ñuy fekk si pare leen ko bu dara yomb man nee naa la man Queen Eva ak sama caméraman DJ Abou dañ leen di topp commencement ba daal di fin duñu bàyyi dara incha allah ndax ay 10 ans rek du ay caaxaan du 10 mois du 10 jours 10 années la moom la ñu war a féete fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ànd ci ak Massané ak groupe am waa Flash ak ay invité surprise invité yoo xamante ni fu ñu toog rek seen xol dina bëgg te comme que nag namoon ngeen ko ñëw leen nag ñu daal def face to face daal di namantiku en direct lay doon ci Thiès Info kon nag je vous dis à tous et à tous au revoir et à la prochaine merci beaucoup